di leen jaajëfal ci seen teewlu mbokk yi di leen nuyu di leen dalal ci RTS 2 waaye tamit di leen wax ne seen émission tàmbali na muy tam-tam tey nag dinañu am ci biir tam-tam li nga xam ne mooy histoire de couple fas yéene ci ànd ak Mama Dieye dinañu ànd tamit ak Aïcha Touré dans Affairage ci kanam lay doon moom bu ma koy wax sax sama xol bi day commencé belli waaye tamit ki nga xam ne mooy tendance dinañ ci ñëw ànd ci ak la belle Toumane dinañ ñëw tamit ci humour dinañu gunge kooku di Malcolm ci biir émission bi yëpp di ñu bégal di ñu reetaanloo waaye tamit di leen bégal yéeni tamit ci kanam lay doon ci biir tam-tam mbokk yi ñu leen di fàttali rek ne mbas bi mi ngi fi toujours nañu wéyal vaccination yi waaye tamit di wéyal geste barrière yi takk suñuy masque raxas suñuy loxo moytu dajaloo bi waaye tamit boole ci rek di dandoonte lu tolloog 1 mètre mbokk yi lii mooy suñu sommaire tam-tamu tey dañuy dem régie dellu siwaat tàmbali suñu waxtaan. yaa ngi reetaan de te dara xewagul bàyyi sa jikko ji nga mel. dama kontaan tey la vendredi fin de semaine xam nga. waaye xam naa ne yow tey moom narul yomb. mais li nga def Aïcha Touré yaa ko tey. waaw mais j'adore tes tresses. merci beaucoup justement nag dama doon xalaat may xam nga dama ëppal. may def nii rek affaire bi wadd. non du wadd. voilà du wadd man maa koy jag ba ci sama bopp parce que j'adore. merci beaucoup naka nga def kontaan naa dalal la. maa la gën a kontaan di fekk ak yow plateau bi c'est ça on dit non. oui waaw ok. te ma jaxase bagage yi. voilà kontaan parce que tey la vendredi. kontaan parce que damay partager plateau ak Malcolm avec la jolie Toumane avec Mama Dieye boo xam ne ça fait quand même 1 an ce sont des retrouvailles. Ah oui. di nuyu téléspectateurs di la nuyu yow mais léegi xam nga amal nga ma benn li kii la chapeau. ah oui. waaw amal nga ma benn. yaa ko moom boo bëggee sax bii nga jël yóbbu. kontaan tey Affairage tey dina yëngu dina neex. oui. ay waay. y a Affairage. y a Affairage prix. tey moom Affairage xaalis rek laa indi. xaalis yu. waaw waaw nga jox ñu ci rek. waaw ay 12 millions. ay 18 milliards. voilà ce genre de choses. indaale nga ci rek quelques billets. Rugi Amin waaw. dina neex maman it. maman dañuy am mbégte bu baax vraiment dellu si waat partagé ak yow plateau bi maa ngi lay nuyu di la dalal ci tam-tam. Rougui mbégte bi moom c'est partagé. man tamit kontaan naa loolu ci feggoog yow si plateau bi ak Aïcha Lakkale woo nga xam ne perturbateur la. bàyyiwul kenn. di nuyu suñu frère Malcolm suñu frère bu baax bi ak suñu gan gi ñu koy dalal ak jàmm. waa di xàll yoon bi rek di wax suñu gan yëpp nag ñu dal ak jàmm télé bi moom seen yëf la ñoom ñoo moom lépp. donc dañuy nuyu suñu téléspectateurs yi nga xamante ni leen ñoom ñoo safoo la RTS 2. bëgg ñu xam nga buñ ñu gisul sax dañuy laajte. donc mu doon mbégte ak bànneex ñu ñëwaat fi teew rek daal di koy defee na woon fa woon. li ko olof di waxee rek yoo ndox moom du bàyyi yoonam. dañuy ñëwaat ak sujet yoo xamante ne ni dina leen amal njëriñ. comme li nga xamante ni histoire de couple moom ku ne maman léegi rek daal di ma koy. fengee yaa ko moom sa yëf la. waaye yaakaar bee sori rek waaye nee naa de xaw ma si sax lu bëri mi ngi noonu. waaye nag yàlla baax na ñoom seen xel ak sama xel buñ ko boolee rek day joxe dara. moo tax sant yàlla rek dinañu ñëw daal ci histoire de couple yu bëri lépp loo xamante ne nii ay gàllankoor la ci biir couple yi. di ci indi ay tolof-tolof ba yenn saay sa séparation di ci am. loolu dinañ ko waxtaanee parce que ñun bu ñu sañoon ñëppay ànd ci jàmm. xam nga Rougui kenn bëggul di tàkkaliko ki la yàlla booleel. bu amee rek ñàkk pexe la donc lépp loo xam ne daal ay solution la pour que séparation du am. dinañ ko waxtaanee. lépp loo xam ne tamit bu demee ba mënul ñàkk bañ a am. dinañ ko waxtaanee pour mu rafet. pour lépp rafet. na lépp rafet incha allah ci kanam lay doon dans histoire de couple waaye tamit ki nga xam ne rek bu ñëwee ci plateau bi mu yëngu mu neex am cas kooku mooy le grand Malcolm tey nag humour du début à la fin. waaw salaamaaleykum ahlan wa sahlan di nuyu suma geen Aïcha in the house Affairage mais maman dama ko namoon parce que maman dafa yor ay ngala ju soxor. maa la ko wax waaw ay ngala joo xam ne li Sénégal naan tarkal la. tarkal la ah di la nuyu instant yaa ngi ma saf fly Emirates xaw ma sénégalaise Emirates yaa ngi ma saf daal naa yi daal ma RTS. waaw Emirates RTS 2 Emirates nga may saf. di nuyu ki nga xam ne. waaw day changé ba ko ñàkk bañ a nuyu. maa ngi nuyu ki nga xam ne. tey jubóo la tey amul xuloo. zoom maa ngi nuyu ki nga xam ne.
gis nga maa ngi nuyu ki nga xam ne Sénégal deful nag ay bëñ ñoo fi nar a rot daa fi dugal nit ay bu mu bëgg a dee tubaab maa ngi lay nuyu xaw foon ne na xaw ma tubaab waaw loolu su ma nekku ci parce que débat bi du yomb xam nga affaire yi foofu muy tàng aljuma dafa war a tàng maa koy tàngale ba mu tàng di nuyu Sénégal yëpp feebar baa ngi fi dëgg la nañu moytoog yooyu waaye mbirum dina stress gi daal RTS 2 koo ci lamb dalay doy waaw comme que nag man lañ ko féggale maa ngi siyaar gars yi di leen wax ni ñi fi nekkul lundi ba jeudi gàcce ngaalaam léegi nag vendredi waaw ñu tëj affaire yi leen wax ni tamit du yomb parce que fii tey moom ça va chauffer këfal sa maay parce que ma la fiy dugal nit arrêt du yomb tumaa ne looy répliquer yow non Wougy balaa ma répliquer dama lay nuyu ba pare. Malcom mais histoire lay recherche histoire lay wut. mais dama lay nuyu da ngeen a dendoo. bu ko may dara tey waaw bu ko may histoire bi ñu seetaan mu ciy génne beñ yi sourire bi téléspectateur yi duñ ko seetaan. dama lay nuyu Wougy di nuyu Aïcha la grande Aïcha di nuyu maman effectivement am na loo raté nag. moo tax waaw doo comprendre. nekkuma si bain bi. exactement dina dugg léegi. nuyu téléspectateur di nuyu sama sëriñ bi ma jox làpp tàkk bi ne ma takkal boo jege tumaani nga tuur. bu baax Serigne Kounkanké. c'est ça qui parle ici. maa dina marché rek. baax na rek Kounkanké wala Toumane. Kounkanké daal Kounkanké. tey tendance bi narul yomb. non narul yomb da ngeen nar a tendance ci biir tendance. ci biir tendance donc damay nuyu téléspectateurs yi chaque vendredi ñu tàmm ñu choisir RTS 2 pour débuter seen week-end. donc tey nag ñuy waxtaanee tout ce qui est défilé 3D incha allah nañ ci ñëwaat. ci biir émission ci kanam lay doon. fay naa la. yambar ay dóor la. gis ngeen ko nii la ñu nar a nekkee tout au long de l'émission waaye day doon lu ñu neex ndaxte li nga xam ne mooy histoire de couple avec Mama Dieye mi nga xam ne dañ ko namoon lool muy indi ay sujets yu am solo indi ay sujets yoo xamante ne dina dugg ci biir kër yi di saafara lu bari tey nag mu ñëw ci l'impact des réseaux sociaux sur la vie de couple maanaam lépp loo xam ne jafe-jafe la yu réseaux sociaux yi wala internet beeg TikTok yeeg WhatsApp yeeg lépp lu muy yëngal sëy yi di yëngal diggante yi ñaar yi dencante wala ñaar ñoo xam ne sax dañuy bëggante rek ëpp na maman nag nee na tey ci loolu lay ñëw maman dina doon lu am solo ndax ñëpp dinañ ci bàyyi xel te am ci dinañ ci jàng ah oui bu baax. mais pourquoi tu me demandes moi je suis sur le banc. xam nga ci dara tey loolu ngay ñëw décortiquer ñu wax ñu tey foo ñuy jëmale ak affaire de couple. après ñu seet ñu doog a dem seeti élément bi. mi ngi noonu comme ni nga ko waxee rek Wougy noonu la de dañuy waxtaanee lépp loo xamante ni leen nii réseaux sociaux yi am na ay avantages dafa am ay inconvénients il faut que nit yi xam ko ku mu neex na nga jël avantage yi daal di ciy jëriñoo ba mu neex mais inconvénients yi si nekk moom mooy que ne gis nga tey jii ñaari way dencante dañoo amalante ku nekk sa morom ak am li nga xamante ni leen nii mooy kenn ku ci nekk li ko yàlla teg muy ay yelleefam si nit ki yi nga xamante ne moom la ko yàlla booleel muy devoir yi nga xam ne wax na ko def envers ki ko yàlla booleel donc bu loolu amul rek dafay indi affaire ay problème te loolu mën na jóge ci kaw jigéen ki xam nga bu yàgg ba sax dañ doon wax naan jigéen ñi ñooy nekk ci réseaux sociaux yi H24 di connecté wu tout le temps mais léegi góor ñi sax ci lañ bokk ñoo ci ëpp waaw tey ñoo dem xooli élément bi xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jural yenn saay ñu dellu siwaat gën a mën a toj waxtaan bi nit war ngaa mën a togg sa togg lekk ko yaag sa njaboot te ñi nga dëkkal sa mën nañ koo bañ a gis mais yow loo togg boo defee sa benn sur le plat bu ndaw sax dugal ko ci internet bi dugal ko TikTok ma sàmba xam ma dem ba xam nit da nga war a am sutura ci sa bopp aussi tamit nga moytu lu baree bari parce que TikTok bi ak WhatsApp bi yàq na sëy yu baree bari am sutura ci sa yaram tamit baax na trop nit da ngay am sutura ci sa yaram nga xool ni ngay solo nga xool ni ngay def ndax boo solee loo mënti sol rek dugal nga ko TikTok tamit nëbbatu tamit lu baax la ci doomu aadama ñun jigéen ñi tamit dañoo amatul benn sutura ci suñu bopp dama koy njëkkee ci sama bopp ndax su ma waxee jigéen ñi rek bàyyiwuma sama bopp léegi nag boo amee jëkkër xale bu góor gis la ci internet bi gis la ci WhatsApp bi ni ah kii kat waaja la takk la yóbbu la këram te mënaloo ko dara looloo tax nag duñu wàcc du ligne bi sama maam ni mu ñu daan jàngalee sëy su sa jëkkër wàccee lépp loo daan def danga ko war a bàyyi may sa jëkkër ndox toog waxtaanal ko bu dee añ la nga tàngalal ko mu añ su fekkee dafa yegg si heure añ nga jox ko mu añ ba suur
nga jox ko ndox lépp looy defi na nga doog koo dem defi mais nekk ci internet yor sa téléphone foo ko fukki groupe ak juróom-ñaar bëgg a tontu groupe yépp bëgg ne da ngay toppatoo sa jëkkër mënta ne bu ko defee sa jëkkër énervé daal di lay yuuxu nga yuuxu ko sëy ba daal di doxe foofu sëy yu bari looloo koy tas soo jëlee sa téléphone amoo temps ci say doom xamoo fu sa doom yendu xamoo fu sa doom fanaan xamoo fu sa doom di lekke xamoo fu sa doom di naane taloo solo sa doom yére bu baax taloo koo sang taloo dara yow yaa ngi ci sa téléphone rek bu la sa doom jegee sax nga ne ko puusal demal nga fawi yow ne ci sa téléphone sa doom mën na génn dal ci benn maara day taal lenn loo xam ne lu koy lor la surtout fan yi oto yi ni ñu dévier di aw ci koñ yi mën nga dàq yor sa téléphone dàq sa doom mu génn oto dal ci kawam démb rek am nañ ci benn fii Grand Yoff xale bu am 15 ans démb xaw ma fu yaayam dafa liggéey woon nee nañ oto car rapide dévier jaar ci kawam mu dee sur le sang maa day taali xaw ma ne loolu téléphone ko indi xaw ma waaye nag lu ëpp téléphone yi tamit dina sànq sa njaboot des fois sax nga yor sa téléphone di togg ba togg bi xam wala togg bi yàqu doo xam sax fan la féete ndax sa xel sax defoo ko ci togg yow sa xel yaa ngi ko def ci téléphone yi nit booy togg wala ngay sëy bëgg ni da ngay sëy ñaan yàlla am ci doom yu barkeel da ngay respecté sa jëkkër. ñoo ko déggandoo conséquences néfastes yi nga xam ne réseaux sociaux yi mi ngi koy def ci biir sëy bi ci biir ñaar ñi nga xamante ne sax dañuy ànd même bu fekkee ne sëyaguñ mi ngi tas ay diggante ndaxte ay études sax dañu wane ne séparation yu bëri yi am mama jamono yi réseaux sociaux yi ñoo ko waral ak seeni conséquences yu bon ci biir diggante yi. loolu mooy waral rek ñu ciy waxtaan parce que dafa bëri ñoo xam ne xamuñu nuñ koy utiliser xam nga li nit ñi wax lépp loo ëppal rek mu jural la loraange mais avant lenn damay remercier sama tata bi nga xamante moom moo ma defal élément bi muy tata Daba Thiam ak tata Ndeye Ndiaye bi nga xam ne moom moo ma boole ak moom ak waa Arafat gépp maa ngi leen di remercier donc bu ñu ñëwaatee si waxtaan bi xam nga tey bu ñuy waxtaanee yenn nii li tax ñuy préféré di dem di jëli mag yi ñu ëpp expérience parce que ñoom macha allah yàlla dafa dogal ci ñoom ñu sëy ba caatlu te mu doon ndam ci ñoom te xam nga nit ki lépp loo nekk di ci yëngu yow ki ko def ba pare ba am ci ndam kooku moo lay mën a wax yow nan nga koy defee mooy li olof di wax naan ki la jiitu ci néegu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee yaa ngi comprendre donc loolu moom moo tax chaque jour ñun duñu tàyyi ci di dem ci suñu mag ñi di leen laajte di leen jege di waxtaan ak ñoom parce que nag ñun xëy na xamuñu dara ay xale lañu am na lu ñu suñu yaay yi jàngal te bu yàgg ba dañ daan wax naan jëkkër moom mooy mottali sa yar mais léegi jamono demeetul noonu ndax ni mu doxee la donc tey bu ñu ñëwee ci kër gore yi ñoom ñooy mottali suñu yar ci buñ leen ko mayee léegi da nga koy bàkkee jigéen ñi ñàkk jom ñi si daan ay seen ñàkk jom ay seen ñàkk jom si daan wéyal mi ngi noonu gis nga ba tey na léegi li nga ci def waaw lii neex na de waxal rek neex na fi nga nekk neex na daal gis nga damay waa téel waa téel waa moo tax xam nga kii ndeysaan Malcolm sëy daal du caaxaan day sëy du caaxaan dafa fekk ne nag kenn waxul ne école de formation sëy moo ngi nii kenn du ko matal jàng bi chaque jour nga gis ci lu bees loo xamante ne nii dinañ la ko yeddee yaa ngi comprendre parce que am na mag mu lay gis nga defee nenn mu ne la sama doom du nii ndax yenn saa yi seytaane mën na la jiital lu nekk mën na la jiital jamono ji aussi mën na la jiital parce que jamono ji dafa bëri loo xamante ne nii même boo yemee sax am na lu lay influencé loo xam ne yaa ngi sa biir kër mi ngi sa biir kër ak yow moom moo lay influencé muy téléphone yi téléphone yi nag ku ko moytuwul wax dëgg yàlla waxuma la sax sa jëkkër mais trésor bi gën a mag ci àddina muy doom yow di nga raté seen éducation parce que doo ko tal yow doo xam mooy li sama tata bi wax léegi xam nga doom ndabal jigéen mooy bu ëllëgee bu doomam bi demee ba réussir seen àddina moom mu xam ne yar bañ ko yaroon moom la yar ay doomam ba tax ji tey fu ñu nekk ñu nawloo leen kon loolu bu amul rek yow échec total moo nekk ci sa dund kon na si nit ñi jàpp mais nag avant ñuy wax waxu doom jëkkër moo jiitu jëkkër jooju jiitu nag dafa am respect bu dox seen diggante mi ngi wax léegi ne sa jëkkër bu ñëwee si sa kër lépp loo jàppoon na nga koo waxoon bàyyi waaye sama genre gii nga xam ne bu ñu egsee mais yàlla ñi ngi suñu genre ñi ngi suñu téléphone yi bàyyi ma bàyyi sama góor kon mu wax xam nga dëgg la mën nañ comédie nii mais xol moo sedd dëgg la xol dafa sedd absolument bi ma ne leen maman ngeen ak ay ngalaju tam-tam lii la woon dëgg la dafa am yoo xam ne ñun moom lañ soxla nga juddu nekk ndaw nekk ci kër gi jàng ñu teg la fi ñu la war a teg nga am exemple góor ak jigéen
muy sa ndey ak sa baay. bañ na sax ba dañ ne la diine bu fekkee gisoo sa baay na nga ko jàppee nga gëstu histoire yonente bi muy sa baay. bu fekkee gisoo ndey na nga xool ndey ji gën ci ndey ji nga jàppee ko muy sa ndey. waaw mais mujjantalu kay mooy ñun nañu takk ci soxna yi warmaal leen. woddu leen di waxtaan ak ñoom. damay waxtaan ak sama soxna Ami Collé des fois ma ne ko ma koy tooñ naan ko suñu nijaay ak suñu maam bu ñu gisaan seen jabar dañuy ñàngal. ngeen baal ma ci wax ju ñàkk teggin gi may waaj wax même sax est-ce que sax bu ñu wéetee ñoom ñaar duñu xët-xët di ñàngal. day dem sax ba day répercuter ci ku jigéen ki. moom na muy jàngalee doom yi mooy na ngeen muñ. doom yi xamuñ lan moo tax ndey yi doon leen wax muñ leen. dëgg la kuñ ne muñal neexut. dëgg la waaye mujjantal ga foo ko fekk day neex. mu ngi mel ne narration introduction bi doo comprendre. développement bi nga ne il se cherche. conclusion bi nga gis ci solution. nga gis solution. jigéen ñi téléphone yi dafa toj dëkk bi. bu baax. téléphone yi man mi nekk ci milieu acting dafa toj dëkk bi. dëgg la dafa am lu ñuy woowee CAS muy cas. cas toj na dëkk bi. jigéen bu ci nekk waxuma la jëkkër boo ci amee far wu dëgër CAS toj na dëkk bi muy kaa gi fa leen ñi nekk di foog ñu am seen xarit boo xamante ne si maanaam ak seen noo du caaxaan gëj nañu waxtaan ak seen i jëkkër dañ ci gis par exemple ay phrase yoo xam ne ma jox la say dàll sa borom kër yi yeewu war a liggéey nga koy laaj ndax c'est une évidence évidente vraiment loo koy laajee ma jox la nga lekk mais dafa war a lekk dafa war a naan ndax ma may la ndox ndax da ngay naan loolu kenn du ko laajte kaay bi parce que ñun ñoo xamatul suñu ay repères. tout à fait. bëggu topp européen yi topp américain yi ba perdre suñu ay repères. mais benn affaire aussi am na rogi ci sujet Mama Dieye bi. on est tous responsables. c'est pas les femmes. c'est pas les hommes parce que góor tamit sooy dugg ci sa kër. da ngay am attitude kilifa. mais maintenant c'est les femmes elles contribuent tu donnes 50 elles donnent 75. non ça yaa ngi jàdd yoon. non c'est la vérité. dafa bëgg a wax ne dafa bëgg a wax ne xëy na su góor gi demee wuti. jigéen bi dem wuti. ñu dajee ci kër gi ñoom ñaar ñëppay sonn. mais adduna nii la mës a doxee. ñoom ñaar ñëppay sonn. léegi avant les hommes avaient leur rôle dans la. non defal naa ko foofu du ma ci d'accord fii ba suba. mais ba tey sax rôle boobu moo fi nekk ba tey. parce que booy seet. loolu mooy yoon. góor moo war a woddu. jigéen dëkkal ko dëkkoo ko. ban grand homme moo fi mën a taxaw ma ni maman fii ban grand homme moo fi mën a yëkkati baaraamam war ci àdduna ni. je me suis fait tout seul musul am. non chaque grand homme sax il y a une grande dame. deux grandes dames sa femme et sa mère. Malcolm mais xam nga moo am Malcolm jógi xoolal xam nga tey jii nii dañoo wax ne que ne responsabilité dañ koy partager parce que si ñun ñaar ñëpp la mais dañuy taxaw ci responsabilité bi nga xamante ni ku jigéen ki parce que gis nga jigéen moom mooy àddina loolu ñëpp ñoom ñoo ko d'accord moom mooy kër moom mooy lépp parce que voilà góor nag responsabilité am après dinañ ci ñëw de parce que duñu leen bàyyi noonu mais du yomb góor ñi duñ leen bàyyee noonu. duñ leen bàyyi noonu parce que ñoom ñoo nekk suñuy kilifa. dëgg te lu waay di wuyoo da koy niru. dëgg la gis nga nag Malcolm dañu waxante dëgg gis nga ku yàgg ci diw niin. nit bu fekkee nekk na yow responsabilité bi ñu la jox xamoo yow déjà sax lan mooy signification bi. wax dëgg yàlla doo ci mën a def. dégg naa dëgg de tumaale am ci bëgg a sànni. waaw man je pense que ça commence même avant le mariage. boo xoolee keroog li ñuy wax li ñu doon waxtaanee. mbokk ya xar def leen toogu ndax waa famille Napoléon de Bonaparte ñëw nañu. Malcolm dama lay déplacé fële léegi de indi Aïcha. macha allah waaw. tabarakallah. xam nga ni boo gisee sama tagal bi xam ne jógewuma France. keroog bi ñu doon waxtaanee enterrement vie de jeune fille. ça commence déjà c'est-à-dire que ngay def une fête avant ce mariage avec tes copines. sol plus ou moins ay nuisettes. photo ko def ko ci réseau yi. kon loolu yow boo demee ba sëy ba dugg ci sëy. lépp li fa nekk ni nga ko amatul secret. tout simplement foofu nga commencé déjà divulguer si sa vie de couple. te dara xewagul. ba pare est-ce que Rougui est-ce que xam nga ne cat wolof dafa ne bu rayul rek sembal. gis nga cat dañu ko ñeme. maman mi bu ko jàngal. battre bi na ñëw rek. muy gën a wax. non cat dane 50 des na 50. non cat dañ ko ñeme te xoolal. ku fi taxaw rek moo la gàllankoor. cat dafa baaxul. te bu ñu demee nag ba nga xam ne Aïcha nit ki lu muy lekk sax nit ci biti dañ koy gis. kon nga xam ne àddina tukki na. en fait nit ñi dañuy vanté wu. tout la bonne l'extrémité mel ne apparence bi moom moo nekk li gën a compter. nit ki li ci sa intérieur nga di ko dund. loolu moo ëpp solo li nit ci di gis ci biti. parce que loolu noonu yëpp ay affaire yoo xamante ne amul benn sens. dëgg la te yoonu kenn nekku ci sax. merci beaucoup loolu mooy parce que tey yow bi nga amee yàpp di ko wane. dëgg la yoonu kenn nekku ci. am na yoo xam ne ñu koy teg. ba pare bi nga amee yàpp di ko wane yow jàppale soom bi day ñëw. loolu day nekk beneen débat. parce que on est dans une société
boo xam ne on évolue avec le net maintenant c'est à nous de savoir comment l'utiliser. Exact. Et quoi montrer et quoi ne pas montrer. Toi par exemple ça concerne pas les autres. La vie de couple. Tu es une star. mais taxul muy exposé sur les réseaux et tamit taxul muy négliger soxnaam au détriment des réseaux parce que non déjà man dafa am loo xam dama ko def sama xel man su may xool en tant que ci gënante Malcolm ak sama soxna Ami man dama koy jël teg ko ci kaw donc pour man moo ma gën très bien du ay kii sérieusement moo ma gën parce que mooy ëmb mooy raxas mooy bale bu munul fóot ndax day liggéey ji mooy da ngay raxas ndab rek da ngay raxas ndab man samay non pour te dire avant may dem armée bi ma jógee daara avant may dem armée dama yéexam ay rakk yu jigéen bi may defee ji BFM dama man chaque jour man maay c'est-à-dire man maay tuuti sama yaay bu demee jaay restaurant ba pare moom mooy ñëw raxas xam nga li ma la su ma defaree ba pare jour boobu nag ma xëy fajar mais ne ndegam damay dem defe ji BFM maa war a tuuti maa war a raxas ma defaral ko douche bi defal ko lépp léegi comme que ñun fi ñu tuxu si woon Grand Mbour amul woon ndox ma dem kër géwél yi dem rooti ji ñëw sama yére moo waroon jàngee daal di tooy ma sol yeneen yére ma dem sama yaay ma koy laaj ma ne ko fan la su cuuraay ne mu ne ma loo ma ci laaj ma ne ko tey damay dem defi examen moo taxoon defal naa la lépp defar la sa lal ak lépp dama laa bëggoon cuuraayal dama ko fekkoon ndeysaan mu ngi takk yi ñuy toggee nii mu teg kudd yëg yëpp ci noir rek yëpp taf ma ci boppam mu ne ma bulul jàng bi sa ëllëg léppay xeeñ neex ni cuuraay yaa ngi comprendre kon nga xam ne gën a lante bi des fois ñun ñoo topp yoo xam ne daf ñuy sonal dama am lu ma gis sur Facebook femme chic kan ngir mës a gis homme chic dëgg la femme yi ñoo fàtte ñoom ñoo gis nga yéen bu ngeen fàttee ku ngeen doon ñun dañuy sonn mais maman fi mu nekk dafa baax parce que jigéen ñi tamit dëgg la homme chic amul mais ba tey impact bi ñun lay gën a impacté parce que ñooy togg ñoo war a maye ndox bu sa jëkkër ñëwee nga yor téléphone bi taloo dara ñun la xam nga femme moom il faut que mu chic parce que gisa man booy togg sax damaa bëgg nga toggee ko ak manière tey jii nii am na loo xamante ni de faute bi sax bu la ci fekkee nga koy def très bien mais boo defee bi ngay fóotee sax war nit ki bu la gisee rek war na am envie ñëw toog fóotle la loolu nag yëpp ay truc jigéen la exactement mais loolu nag lu bëri nag talatuñ ko maman mi ngi noonu ndax ñàkk ko tal nag ma réseaux sociaux est-ce que ñu ngi fóot sax est-ce que ñu ngi ñenn ñi ñu ngi togg sax pourtant rogi nag xoolal sa jëkkër même bu amee xaalis mu nekk multimilliardaire mu mën la utal lépp loo xam ne doo soxla sax fóot yenn saa yi bokk na ci jonge jigéen nga teg sa ay paan même bu fekkee ne sax moom baal ma ci wax bi ay jiit lu kaayam sax ngay fóot nga protocole sax nga fóot ko da koy bégal dëgg la day xam ne moom femme mi ngi ci biir kër gi c'est que loolu jigéen ñi il faut que ñu dellu si waat wallaay dëgg la il faut que ñu dellu si waat dëgg la waaw prends note dëgg la mi ngi maman noonu donc des fois ñuy day di togg ay lekk ay fondé bu ñu toogee reer ba pare xam nga di ko araw ci seen kanam ñuy gis ne ñun ñoo ko defaral suñu maman reviens en 2021 ah non mën nañu nekk tam xarit te tam xarit c'était pas loin là passé na bu yàggul passé na tam xarit 2.0 la moo amoon 2.0 kan mooy jaay lii non c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde la majorité waaw la majorité kan mooy man madame Ka man maay dëkk ci bande voilà mais pour dire que j'ai observé quand même que depuis quelque temps jigéen ñi dañu bàyyi seen loxo parce que elles s'ennuient dans leur couple wala dañu sonn dañu bàyyi seen loxo dem ci réseaux sociaux yi lu xew seen biir famille négocier ak et cetera c'est sur les réseaux sociaux ano yi nag la ñuy demander ay conseils ano yi te dañuy passé ci réseaux sociaux yi pour di jëw pour di wax ak seen xarit bi ci problème mu keneen mën nañ ci jàngee ano parce que lépp a ngi si mooy côté bu baax ak leneen sax il faut que grand ñu jël ci ménage boobu yeeg voilà ak surtout nag l'éducation des enfants parce que xale yi tamit ci la ñu bokk parce que am na lu bëri yoo xam ne yaa ngi koy lijjanti si biti alors que yow boo ko jëloon def ko ci sa njaboot ci seen jàng ci seen set surtout nag la propreté des enfants ak téye leen ci sa wet ci biir kër gi maman wallaay xam nga sa jëkkër wàcc rek gis ne que ne ay doomam yëpp a ngi ci biir kër gi yéen a ngi toog di waxtaan loolu dafa mën a def lu bëri xam nga am na góor ñoo xam ne sax dañoo compliqué de nature bu ñu ñëwee ñoom dañuy dem fële ñu kàllu parce que pour ñoom respect bi mooy ñu wan la ne dañoo am fulla ci noonu te pourtant du loolu sax wallaay du loolu donc tey jii nii li si mën dafay am parfois lu leen naqari mais duñu xam sax nuñ koy waxee ndax am na góor ñoo xam ne dañoo bëri kese te bëri yërmande yenn saa ñu gis ñëw fekk doom yi kenn newul ci kër ga
jabar ji mi ngi toog nu mu ko neexee yor téléphone bi nekk ci yeneen ak yeneen. mais moom gis nga bu ñëwee noonu rek nga braqué wu yow tamit nga mer ne bi muy dugg si nuyoo bi mën nuyu sax après nga koy dégg du baax yow bi mu ñëwee rek yow yaa war a teg sa téléphone dem xool lan la mer dem xool lan moo tax mu wàccee humeur bi mu wàccee nga jéem a waxtaan ak moom bët bu rusul tuuru de am na nooy waxee ak nit ki bu yàggee day wàcce day ñëw fekk si la ngeen communiquer après moom day mujjee ruus sax ci ni mu duggee ci biir kër gi donc responsabilité bi gën a mag daal ñun la pour finir maman bu ngeen may benn phrase rek boo xam bu mën naa ko ci dugal damay ñaan bépp jigéen boo xam ne yaa ngi waaja wala nga nekk ci biir sëy bu leen ñu topp ci suñuy jikko ñun góor ñi bu leen ñu topp ci suñuy humour yéene suñuy yaay na ngeen ñu dimbali li laa war a suul ngeen ànd ak yërmande fay téléphone yi taal xel yi taal c'est-à-dire surtout waaw taal et des deux côtés Malcolm parce que góor ñi léegi dañuy nekk ci seen téléphone jigéen ñi nekk ci seen téléphone communication amatul góor boo gis mu yor téléphone këf leen ko sëy leen ba ñàkk jom sëy leen ba dof ngir yàlla noo xam lu tax maman billaay wallaay bu ngeen ànd ak fulla bu bëri ñun suñu ëllëg day yàqu ndax dañoo foog ne kilifteef mooy dem wut ci biti wala déedéet yërëm leen ñu rek ñun seeni doom rek yërëm leen ñu rek dimbali ñu bu ngeen yërëmul rek dañuy foog ne ngandalu bi la te duñ ci dara teel moom rek teel na nangu ku teel a nangu day neexa wala xam na ne exactement fa laa koy tëjee daal di jox nit ci dig daje beneen vendredi ba tey nag damay ñëwaat ci réseaux sociaux yi vendredi boobu mais dama siy ñëw ci aspect bi nga xam ne toj na dëkk bi instant bii nii mooy xuloo yeeg teesante yi ci nekk nit yi di xuloog seen goro yi di xuloog seen jëkkër yi en direct ci seen ay live xarit yi waaw seen doom yi taxaw di ko assister man moom wax dëgg dama choqué wu mais ci biir choqué wu boobu noonu yëpp li ma ci xam-xam bu gàtt rek dinaa ñëw ma partagé ko dem tamit laaj mag ñi nu ñu gisee loolu parce que du lu rafet nag toogaay fi mu toll nii ci 21e siècle bi te mu doon loo xamante ne ni ay jafe-jafe rek la ñuy jural dañuy dem régie dellu si waat daal di commencé nag beneen rubrique léegi lay doon alors rubrique tendance la ñu ñëw attaqué avec Toumane nag damaa defe ne défilé 3D la fi indi tendance bi ñuy wax ak sañse bi muy wax ak mode bi muy wax tey nag damaa defe ne da koy gën a dëggal ndax dañ ne la mode s'annonce numérique maintenant dafa ne défilé yi léegi nga xam ne mbas mi ngi fi nit ñi daal di màccal seen xel daal di génnee beneen façon défilé boo xam ne soxlaatul rassemblement mais en 3D Toumane. Exactement, donc défilé 3D du am podium du am mannequin donc il y a des questions qui se posent lorsque je te dis que nit ki def na défilé wane collection te soxlawul mannequin soxlawul podium alors que da ngay gis tenue bi comme Aïcha ni mu solo ak maman nii ngay gisee yére bi tu as l'impression que ni yére bi c'est en face de toi alors que c'est un dessin. Et c'est magnifique. Donc avant ñuy dem gis une Congolaise Anifa Mwemba xamante ne moom mooy pionnière bi et man je suis fière de le dire parce que c'est une Congolaise africaine surtout nga xamante ne bu fekkee côté technologie wax dëgg fa neex yàlla extérieur étranger yi ñoo ñu ci gën a avancé et là si c'est une africaine moo ci pionnière ci défilé 3D vraiment c'est à saluer. Absolument. Donc avant ñuy dugg juste ci waxtaan bi dama bëgg ñu juste une petite présentation de Anifa Mwemba ak des images ci défilé bi mu def l'année dernière. D'accord dañuy dem kon seetaan ko dellu si waat ñu gën a mën a yaatal waxtaan bi. En effet, c'est vendredi 22 mai 2020, la créatrice congolaise de la marque contemporaine Anifa a dévoilé sa dernière collection sur Instagram Live via des modèles en 3 dimensions. Les modèles 3D ont marché avec éloquence sur l'écran avec des vêtements drapés sur leur courbe tridimensionnelle. Parmi les différents modèles présentés, on y voit notamment une robe d'olive colorée représentant les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo. Grâce à son défilé de mode virtuel, la jeune créatrice de mode a non seulement réussi à attirer l'attention des millions de personnes avec sa vitrine innovante, mais elle a également atteint son objectif de sensibilisation à la beauté et aux défis présents au Congo. Les défilés en 3D nekk loo xam ne jël nañ ko léegi. te nag mbas mi doon na defe naa ni prétexte bi tax
ñu mettre ko en exergue. exactement kon l'année dernière en 2020 gis nañ ne mbas mi jaaxaloon nañu torop ku nekk ci activité bi nga nekkoon yaa ngi doon xool naka ngay def ba génn ci donc styliste yi ñun ñu ngi gis décembre gis nañ Adam Paris def Fashion Week yóbbu ko ci àll bi avec moins de personnes mais là Anifa moom elle a choisi de faire son défilé montrer wane collection wam en ligne ak en 3D sans utiliser mannequin d'habitude défilé nag nu ñu ko xamee succession de défilé de mode surtout succession de mannequins la sans interruption yuy dox ci podium ñu sol seen tenue noonu lañ ko xamee mais léegi en 3D bu ñu koy dégg nag mooy lan 3D ça veut juste dire 3 dimensions boo leen gisee d'habitude styliste yi bu ñuy jàng ñaw ci école de stylisme yi avant ñuy ñaw dañ leen di jàngal ñu dessiner ba pare donc bu ñuy dessiner d'habitude ci papier la ñuy dessiner voilà ci papier donc du am profondeur day am juste longueur ak largeur nga dessiner robe bi colorier mais là défilé 3 pas défilé 3D mais plutôt création de tenue 3D c'est en profondeur c'est comme les dessins animés c'est dans le même en fait même procédure bi la une personne portait la tenue voilà donc dessin animé rondeur voilà donc boo leen xoolee xale yi bu ñu seetaan dessin animé dañuy impression que ni ay nit la ñuy gis ñuy waxtaan di wax di def mais alors que c'est un dessin donc moo tax ñu naan dessin animé là aussi c'est un défilé 3D donc la personne elle a lii da ngay foog ni tenue la mais dafa c'est un dessin qu'elle a fait de manière comment dire de manière animée ak logiciel donc dafa am nag comment dire ay application et logiciel yoo xamante ne dañ ko créer pour ça et donc ñoom léegi avant au niveau des pas des maisons de couture mais école de formation yi c'était pas intégré ci formation bi du tout nit ñi pas ba léegi nii sax c'est pas intégré mais gis nañ ni depuis que Anifa def ko l'année dernière ba comment dire ay stars américaines gis ci seen bopp gis ci ay tenues passer la commande pas mal de gens ñu ngi dem di suivre formation boobu te y a pas mal d'avantages avantage mooy lan déjà c'est en 3D c'est en direct parce qu'elle a fait défilé en direct sur Instagram ci page officielle ou Instagram et yow par exemple Aïcha benn adepte de la mode bu suivre défilé bi déjà tu as pas besoin de payer dam fay dugg seetaan et tout mais c'est pour ça que j'allais te poser la question Rougui mais comment est-ce qu'elle arrive à s'en sortir non effectivement mais boo xoolee déjà défilé bi xam nga tu vois elle va pas dire que dama dem jënd ay tenues déjà fayu mannequin xam nga doo fay mannequin pour ñu ñëw défiler la tu suis également virtuellement la da nga dugg ci logiciel bi wax couleur bi matière bi donc boo xoolee même ñun en Afrique fii pas mal de jeunes yi nga xamante ne ñu ngi bëgg créer seen marque lii c'est vraiment intéressant pour ñoom parce que duñ ci dépenser lu bëri doo jënd tissu doo dem ci couturier yow en fait ni nga xalaatee modèle bi par rapport à ta créativité ngay dugg ci logiciel bi après moo tax ma ne peut-être ce serait bien que fii nii ñu intégrer ko parce que mun na aider ñu bëri africaines yu bëri même plus que tubaab parce que tubaab yi ñoo ñu ëpp moyen mais ñun imagine-toi une Toumane qui veut créer sa marque amul xaalis mais jàng na stylisme il lui suffit juste mu installer application bi logiciel bi du moins certes dina am xaalis bu mu ciy dugal chaque mois mais du bëri et du coup man su may créer sama collection damay dugg dessiner affaire bi def mu mel comme bi exactement et automatiquement après ma wax ban jour laa koy def en ligne Instagram et là les gens commandent et ñi seetaan ils ont la possibilité de commander en ligne instantanément avant boo demee ci défilé di seetaan défilé da ngay photo à la fin nga dem ci nga jege styliste voilà ci styliste bi ne ko tenue bi laa bëgg alors que là en ligne ngay pointer ci tenue bi nga gis commander et tenue c'est révolutionnaire mais avec le Covid on a qu'à reconnaître que dañu perdre chaleur humaine bi c'est ça mën nañ ne ça peut conduire à ça comme ay fantômes yuy défilé parce que tamit l'image li ma bëggoon xam rek bon xaaral ma bàyyi maman mu intervenir si ba pare parce que lii moom sama intervention sax du ci sori parce que man moom je préfère man kay défilé ma seetaan parce que pour man moom loolu moom moo gën a vivant ci lay gën a mën a apprécier modèle yi aussi tamit fii laay gën a mën a defee sama choix dëgg la nag lii innovation la moom wax dëgg te dafay gën a faciliter affaire yi mais tamit man kay yee ma dàkkal xam nga ku nekk nag ak sa choix aussi tamit xam naa Sénégal moom balaa mu fi di ñëw war nañu wax ci waxum connexion bi ba pare ba ñu wàññi ko comme accessible à tout le monde ba pare ñuy soog a wax lii parce que dafa métti parce que technologie bi tamit buy avancer alors que ñun da ngay waaru Malcolm
lii de defe naa ne dina yombal lu bari de. trouve quand même que tendance bi tey moom c'est top. Même c'est top mais c'est un peu dommage pour le monde. Contact humain. Oui, comme li nga wax, c'est-à-dire de changing world. Mooy le changement de notre planète, c'est-à-dire comme ni nga ko waxee quoi, chaleur même day commencer manquer. Attendons-nous à ce que d'ici 3 ans boo demee ci benn du ma wax tour nag benn surface d'achat ngeen am 2 fils, ceux qui sont vaccinés, ceux qui sont pas vaccinés. Ak robotisé. ñi nga xam ne c'est des robots, ce sont pas des robots, etc. Donc ñu war a am carrière pour défiler. Malheureusement seen carrière dafay off. employabilité bi tamit voilà dafay commencer non du sax wàññi ko dafay commencer jeex c'est-à-dire le monde tend vers ça. yow tamit bul toog di xool. essayer nga jéem a contourner cette route là. pour jéem a wut benn raccourci tamit jéem a xool foo dem parce que bref ça c'était l'intelligence ñëwoo sur les conneries comme moi bon. par contre nag le truc de 3D man gis naa ci benn 3D boo xam ne mu ngi ci plateau bi sol yére ngeen foog c'est un fantôme gars yi saan lii ngeen di seen du nit am dessin animé la bu ngeen ko seen mun na laccax nii na lacc na lasar bul tontu lii si nii bu naa sol ay kuri xamul ne réponds pas à la provocation. lii du nit li may laal lii du nit am 3D la dessin animé la xamul lu ko tuddee mu tudd tubaab yi xoolal te su ma waxee nag xoolal daa dang làmmiñ su ma ko dégg su ma neexee kon réalisateur bi ay na kon réalisateur bi ay voilà il la jël la. non réalisateur bi ay na kii ñoom Masseer bu ñu maa la ko ñaan xoolal bu ko sax tontu. xam nga loolu bëgg fi toll réalisateur bi ay na xam. Est-ce que dinañu am les mêmes résultats. exactement avec voilà. ci loolu sax laa bëggoon ñëw. déjà même pas côté résultat mais comme sànq maa ngi naan avantage mais inconvénient yi tamit am parce que effectivement mannequin yi nga xamante ne carrière lañ ko defoon. justement ay fashion week di am ay défilés ñu ci gagner leur vie. ben là c'est mort duñ ci am loolu dañuy perdre emploi et c'est un peu dommage mais nag boo xoolee par exemple. Comme maman l'a dit, yére d'habitude c'est pas pour rien que ñuy def ay casting pour jël ay mannequin parce que dafa ñu koy génne. Absolument. am na benn Naomi Campbell su solee tenue c'est-à-dire que da ngay xoolaat tenue bi parce que avec sa démarche ak kii benn Aïcha bu ko en wax. voilà donc daf koy génne c'est pas pour rien que ñuy choisir ay mannequin par rapport ak la couleur par gis nañ sax ay mannequin albinos voilà parce que dafa am aussi benn message bu ñuy délivrer mais aussi man li ma ci gën a sànni rek. boo xoolee ci li mu jéem ressortir. Elle a pas choisi ay corps yu ay silhouette boo xam ne dañoo film comme man. voilà elle a choisi quand même mu nekk ay. je xool maa ngi naan daam tellement que maa ngi gëm ne affaire bi ay nit ñoo roon mais avec des formes et tout et ça c'est à saluer. on voit déjà les formes. c'est ce qu'on appelle le patron. voilà donc ça un peu les patrons qu'on utilise pour les coupes. yéen kan moo jàngal ci yéen ku ko jàngal yéen. donc ça c'est un peu en fait processus bi ñu def pour créer modèle bi donc peut-être ñi koy seetaan nañ bëgg a xam logiciel bi ñu koy bëri na mais ma jox leen ci benn rek c'est Marvelous Designer donc vous pouvez l'avoir sur Mac ou sur PC et là peut-être que bu fekkee am ngeen base informatique facilement peut-être mun ngeen arriver à créer vos tenues mais sinon bu fekkee am na ñuy seetaan am ci xam-xam ce serait bien aussi même bu fekkee ay masterclass ngeen di def mais ngeen def ay formation pour les jeunes ñi nga xamante ne bëgg nañ créer seen collection te amuñu financement. mais mbaa avec ça aussi designers yi duñu un peu tamit laisser en rade parce que lii c'est tellement facile et que ku deful étude design sax peut-être logiciel yi dinañ la faciliter sa liggéey ba nga xam ne doo soxla sax dem def di dessiner di jël sa temps pour toute une journée. mais boo xoolee logiciel bi da ngay coupe de. da ngay dagg te coupe boobu il faut la formation c'est-à-dire que logiciel bi c'est pas parce que tout le monde def na informatique elle pourra voilà elle pourra créer une tenue que Roudia Sol voilà styliste bi en fait styliste bi exactement et même d'ailleurs en fait logiciel bi kon maa ngi xool téléspectateur li méttiwul rek téléspectateur yi fixé leen ma comme bëgguma xool dama xool o gesso rek bëri naaw base bi de foog ñu wax la li xew. naaw man di dëgg damay jeex ko tàkk. may wax dama lay non mais Malcolm gis nga yow beneen yoon fu liggéey toog ngeen jàkkaarloo. parce que fi mu toll nii tumaane si boppam. foofu gën a bon.
essayé taxawaayu mandikat laa taxaw. Shaolin ngay def Shaolin. dalay lama damay je te laisse finir. Pour terminer logiciel bi styliste yi ak designer yi ñoo ko mun a créer une tumaane lambda qui a fait l'informatique elle peut pas créer des modèles ak logiciel parce que mënoo coupe mënoo dessiner et loolu da ngay def sa comme Aïcha le patron bi tout dessiner dagg doog rassembler donc c'est vraiment la vie réelle lañ jéem a retransmettre ko ci logiciel bi. Exactement. Voilà. Et c'est magnifique hein. Am nañu vraiment benn aperçu bu nice ci li nga xam ne ni mooy tendance tey parce que daf ñu yóbbu foo xam ne vraiment xalaatuñu woon ne mode ak tendance dina dem ba ci numérique bi ba avancé fa nii donc on félicite la congolaise. qui a lépp fa la jëm. ah lépp fa la jëm ah lépp fa la jëm. ah bon c'est un fa nga jëm de ah. ah booy dem yóbbaale ma. te Rougui. donc ñu ciy profité sax pour lancer un appel aux bacheliers yi nga xam am nañu bac. ñu dem aussi vers les formations yi nga xam ne technologie parce que c'est un peu l'avenir. C'est le métier du futur. Voilà, ce sont les métiers du futur. Très bien les métiers du futur alors on va souffler un peu en musique maa ngi leen di may clip bu neex bi ngeen juboo ci yéen ñaar waxtaan si ñu dellu si waat fii gën a neex. bañu ma ni yaa toog sama xef yi man xooluma kenn gumba naa ndax man yow rek laay gis boo dekkul kapiteenu gaal gi du dem du tey yeneen geeli bébé faale ma leen xooluma leen doxuma di la jënde keneen mbëggeel du fen yaa fi ne keneen xaji du fi keneen xaji du fi nee naa la bu di déglu wax noonu naa la jëloo sa téléphone te naa la yoon ngir ma waral suñu coow yi te xam nga mën naa la tooñ yow mën nga mu tooñ ah bébé yow tamit mer nga te mer day jeex waaye ma yaay sama xarit boo demee dem may wéet waaye ah bébé yow tamit mer nga te mer day jeex waaye ma yaay sama xarit man de yaay sama xarit soo ma bàyyee na mën a xarit waru may noonu lu nettali cooli moom war da mën a bari waru mën a bàyyi ba léegi sago di nu gaañ jege sama yaram yow lay laaj bàyyi nu seet sago mi nu gaañ jege sama yaram yow lay laaj la bu di déglu wax noonu naa la jëloo sa téléphone te naa la yoon ngir ma waral suñu coow yi te xam nga mën naa la tooñ yow mën nga mu tooñ ah bébé yow tamit mer nga te mer day jeex waaye ma yaay sama xarit boo demee dem may wéet waaye ah bébé yow tamit mer nga te mer day jeex waaye ma yaay sama xarit man yow rek laay gis waaw yow rek yow kese yaay teg tànk fii yaa fi ne faax gay ne nga daan nga ma uuf nga lamb bi tax nga may marqué pas maa ngi ci naaj bi di maaj lu ko jara ko jar mer nga may waxoo lu tax nga mere ma waroo ma teggal lëwal di xel li muy leewe sa néeg bi tey xëy ñu ma goowe gis naa ni nga may dawe waxtu wi daan na ma fekk ci sawe wax ma lu xewati ku yàq sa xel seytaane waxul dëgg yàqu la gën a bëgg dëgg bu jàmm ne bëgg nga dégg fi yaa fi neppee waroo di mer bàyyi di aaju tegal lu leer boo te bàyyi di sangu waroo di mer bàyyi di aaju tegal lu leer boo te bàyyi di sangu xajatu fi fi keneen xajatu fi baby fi keneen xajatu fi fi keneen xajatu fi bu yow comme naa la bu li déglu wax noonu naa la jëloo sa téléphone te naa la yoon nga génn waral suñu coow yi te xam nga mën naa la tooñ yow mën nga ma tooñ ah bébé yow tamit mer nga te mer day jeex waaye ma yaay sama xarit boo demee dem may wéet waaye ah bébé
rey nga ñu Malcolm léegi nag lan ngay wax ci mer day jeex bi. mer day jeex loo xam ne mer bi jeexul. non mais dafay jeex. fekk saison 6 bi jeexul. man amul directeur amul dara kenn bu ñu jubóole soxla ma ci ndimbal merum mandikat laa ko fas yéene waaye daal Sénégal di wax xam nga mer dafay jeex. te xuloo wax dëgg yàlla man exemple mooy jël sama bos laa koy jël. man sama séeréer ba ca kër ga sama ndaama la. sama bugut ba. sama ami Kole sama réalisatrice nga xam ne RTS de réaliser fu tas man sama kër rek lay réaliser. soxna si bu ñu xuloowee nii ba xaw a kii xam nga séeréer la. faa mu dóor cëree mbuum damay jógee terrain basket ñëw wala jógee ci corniche bi daw ñëw bu commencé xeeñ rek xam nga maa ñàkk jom man ñàkk jom ma déclare sonal la mu la gëraa ñàkk jomare ngi nii man xuloo du yàgg sama kër bu ko defee na xola ma commencé nag jël benn 10 000 wala benn dara jënd benn affaire xam naa ñu bëgg xaw ko teg xola di ko kii nag ki nga jënd nga dessert xola mu ne ma teg xola dafay aj la di ak bëri fu la bëri jom xola bu xol danaan këj jékki-jékki nag bàyyi ñu soo taxaw mel ko kii bi ruy bi dafa jeex yoon ci ruy bi sama nga ñi da cee na bay xoolal bu waxee ma daal ma génn xaalis naa xool kii jëloon kuréel nga jël weccet bi ak am jom te mu ne ma non yor naa weccet ma bëgg a dee boobu yàggee di nga xalaat boobu rek ngay seet heure reer pour yéen dama koy reer lépp mën naa wàcc yàlla damay reer tuuti bu ko defee nag mu foog ne xiifuma mais dafa gaaw a nelaw waaye nag Malcolm su ma tijjee frigo yi Malcolm yaa ngi kaf di reetaan nii mais billaahi li muy kafee nii jàngale bu mag la si góor mais dëgg la wallaahi gis nga bëri na ñu la naw ñoo xam ne dañ lay seetaan nii à travers ni ngay waxee si sa jabar lañ la nawee man de bokk naa si man dama bëgg ko fonk jabaram man dama bëgg te Ami nag dafa jaga fonk nag dafa baax dégg nga ko chaque jour ma ne ko yàlla boo teel a am doom bu jigéen mun na mënu tax ma ne ko man sama fiiraange daa xëcc ci loolu. dinaa fa toj góor mu waaw fii léegi samay loxo. waaw lii nag daf ñuy yóbbu régie ñu dellu si waat ñu entamé rek suñu beneen chronique Malcolm. dañuy ñëw ak humour ak Malcolm. dugg na ci sax ba pare waaye xam nga dëkk bi mën naa ne sax stress bari na waaye ba fi pandémie bi duggee gën naa bareeti te ku xam stress xam ne dafay reye ku xam stress xam ne dafay gaañ te lii ngay def nii muy humour dafay dundal xol dafay sax wàccee li nga xam ne nii mooy feebar ndax yaa ngi feebar mais yenn saa yi nga gis benn humoriste boo xam ne dafay def dara ci télé bi wala ci réseau yi wala fenn mais dalay wàccee ba nga fàtte sa jafe-jafe bi nga xam ne am na ko ci wér-gu-yaram xam nga retaan dafa baax maa ngi seetaan benn documentaire ñoom Romain Fressinet muy wax par exemple mu ne en Afrique quand tu dis que tu es humoriste parfois dañ lay xoolee benn bët kenn liggéey bi yomb la wala tu es un peu marginal et tout mais moi je me dis que c'est les médecins du cœur et ci loolu noonu xam nga Sénégal ak Guinée Sénégal ak Gambie ay gaynde la boo reetaanee suma barki mun naa ko wax ci yàlla dinaa dugal ko damay dayal décret bu mu leetaan suma xam nga Sénégal dañoo yàgg nekk gaayanu ay Namibie ay Gambie ak yooyu Sénégal amul problème Namibie Sénégal dafa sore de mën nga ma kaa mutuel ba mu pare bàyyi ñu Sénégal dafa yàgg nekk seen gaay xam nga football dañ leen daan dóor mais léegi football dafa changé am suñu benn xarit ndeysaan benn guinéen la mu nga gàtt na xam dañuy tàmm leel ci digg bi fii mooy leelu digg bopp yàlla nañ ci yàlla mosa jëkkër yooyu leelu digg bopp la ñuy leel borom xam-xam lañ nag wala directeur banque est-ce que dañ doon yenu paan est-ce que du yenu paanu ndox yi yaa bon ay rugi yaa bon baal nag borom leeli dañ ma baal leelu digg bopp ma nga gàtt nag daaju biir ba génn waa ji yor benn R+4 Sénégal di football ak Guinée waa ji xeeb ko lool xam ne ndeysaan Sénégal daal daf ko war a gagné ñëw ba cooy ne ko Amadou Wuri kaay fi yow taxaw ci kaw naan ko Sénégal lay football ak Guinée saa yu Sénégal dugalee rek ma wong la benn yow bu Sénégal bu Guinée dugalee nga wong ma ñaar mu ne ko patron pourquoi autant de autant de tristesse na Sénégal Guinée benn la moo tax nga bëgg a wootee guerre na bàyyi loolu na mu ne ko waaye ñëw rek gars yi saa yi ñëw toog ci suuf saa yi toog ci kaw pire Sénégal dugal benn rek waa ji ubbi ko tëj rek saa yi gën kan saa ne waay yeega ma koy dinaa dee na dina fukk sama bopp encore wallaahi daal di toog di xaar 45 minutes match bi demagul man maa ko fekkee saa yi Aliou Cissé daaj bal bi kaa ngi ci biir kaay rek waa ji joon ne ko tottam bopp ma ko waa ji naa dee encore bopp bi mu ngi bënn xoolal na naaj ko xoolal ma maman xoolal na bopp bi maa ngi dee na waaye danaa dee bi wooy match bi di jeex ba mu des prolongation 2 minutes temps additionnel maa ngi koy fàttaliku jour boobu ndeysaan Mansour mu ngi may wax ak ma seet di ma laaj foo toll émission bi di waaj a commencé
quand Sénégal ñu dugg xoolal Sénégal daal xamul lu ñu doon def di centré bal ba delluwaat seen biir camp. ndekete waa ji dafa am malformation. oh là là. ñaari loxo yi dañoo ponkal da koy nëbb ci yére bi yow. cëm. waa ji génn bopp bi génn loxo bi. ne ko patron nga baal ma no. kaay. totam leel ma ko aan. ba pare di ma las ko. waa ji dafa yor bopp bi. moom bi muy siggi hôpital la yow parce que dafa koo fëgg. c'est-à-dire instinct soudain bi. moom neurone yi bàyyi na daf ko ne rang sec bi saa toog na la. ñu jël ko yóbbu ko hôpital Iyaasu sama kanam parce que del laa abon otom. ñu yóbbu ko hôpital Iyaasu yow ndeysaan. waa ji 8 jours dans le coma mu yeewu. bi la jarul ree c'est triste jarul ree ba mu yeewoo mu ngi gis mooy télé yu yàgg yi. mooy tuuti yi nga xam ne dañ koy bës nii bouton yu ndaw yi. mën naa la ko waat ak antenne yu guddi yi. mu gis ñu def RTS temps wu setal tam muy def nii oo yi nii. gis mu def noonu ñu def rediffusion. sama yow bàyyi leen di ma weddi su may wax dëgg man kilifa laa damaa yori doom. dëgg la mu gis ñu def rediffusion. mu gis match mu xam ne match bi jeex na kon wa ngi jeex na. par contre dafa gis Sénégal 2. Guinée 2. mu xam ne benn wong lañ ko dóoroon. des na benn. non moom pour moom jeex na parce que 8 ans la comment. rek médecin bi dugg si daal di jaar ñëw taxaw. mais bon écoutez monsieur ça va maintenant waaw vous allez rentrer chez toi par contre kan moo ànd ak kii. fi mu tëddoon xam nga dafa am benn fenêtre nii mooy pour aération bi. rek am ko dugal ci loxo man maa àndaa moom. ndekete waa ji bàyyiwul action mu ngi ko topp ba dans le coma moom moo doon toog di ko ñëw lu mu soxla moo ko indi. patron bi di ko xool mu ne ko patron nga baal ma non bi ma la fukkee benn ba nga xoo man maa la jaga-jagate indi la fii kon bu ko ñëw sama ko la indi fii man maa la indi fii non nga desal ma benn woo encore cottam bopp ma ko ram saa waay fa la jaaree dee ba ni may wax ak yéen Guinée Sénégal bu ñuy tase problème yi ngeen di gis tension yi fa la jóge kon bu ngeen déggatee ci bis bu àndaa moom ñu ne man naa àndaa moom ça doon alerte rouge alerte rouge non mais gis nga yow yàq nga suñu maquillage yëpp Malcolm li ngay def c'est pas sérieux quoi ñii moom il faut que pinceau yi di ñu jege alors Aïcha affairage bi tey non affairage bi tey damaa defe ne humour bi est-ce que yàqu ko balaa ñuy dem départ ci affairage bi. déet foofu mu affaire da nga fi wax sax kon affaireel kaay na dugg. ndax tey di nga waxtaanee. régie bi dañuy def première image bi ma wax ci. na ñëw on va à la régie. pour le premier affairage. man sëgg seytaane bi jar na waa rek. Aïcha. xam nga y a les uns y a les autres. Il y a les quelques-uns, il y a les etc. Et puis il y a les 3 points de suspension et puis il y a nous là. Et nous on est nous. Gis nga kii ñu wane nii léegi ne Serge Beno la tudd. Dama je suis choquée. Serge Beno daal dafa attirer attention internaute bi parce que montre bi mu takk 12 millions lay jar. Waaw. du ma wax marque bi parce que commercial bu ma laaj. c'est des années de salaire. kon nopp 12 millions ci Covid bi xam nga nekk star tamit. je suis chocatifiée. waaw elle est chocatifiée. je suis chocatifiée. waaw moom daal Serge Beno daal dañ ko laaj nag lu tax muy dem di jënd montre 12 millions. mais c'est ça il a répondu. Il y a les uns il y a les autres et puis il y a moi. aywa on n'est pas pareil. xam xaalis en plus. mais c'est le chanteur ivoirien. Ivoirien Serge Beno est chanteur ivoirien chanteur compositeur temps yi dafa génn xam nga les gens quand tu veux rencontrer. ils mettent les montres de 12 millions xam nga on n'est pas. ah oui. Je trouve quand même que c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup. Mais comme j'ai l'intention de parler que d'argent aujourd'hui, on va continuer. On attaque le deuxième. Wali lan la Aïcha. Kenn xamewu ko. kii du Kani West. Kani la. Kani. waajal nga. ah. loolu lu mu xewle. ah non mais lii toujours dans l'affaire d'argent. dafa am xaalis rek. def lu ko neex tourner benn clip waaw. mais nee na day changer tout. day changer tout. waaw. ah dëggantaan. du fontaan de. ah Malcolm toogal fontaan bi la ngay ree yow continuer yow. léegi. du fontaan de. moom de nee na day changer tout. léegi nu muy tudd. yee. nu muy tudd. non. ajuma tam dootul am. nen leen koy def lundi ba jeudi rek. ndax bu dee nii la. mu ne lan Aïcha c'est toi qui dis yé ou bien il va s'appeler yé. non mais c'est grave.
man li ma si netti rek. booy ngeen nuyu tudd. Yé. Yé ça non ah c'est le prénom. waa ji daal. dernier travail bi nag. xam nga dafa réfléchir xamul li muy wax. nee na yé. dañu ko rek. waa léegi ñu jàll ci beneen Aïcha. est-ce que ça va? non ça va pas. jaagul kii maquillage. non mais si. très bien ak sama maquillage. ay yee ak ay troisième affairage. hey. ama la vie. li nga ni wax cat. dafa grave. Alex Ekubo daal benn acteur américain la. qu'est-ce que je raconte nigérian. dafa siiw nag ci Nollywood bi je sais pas si vous le reconnaissez. waaw. waaw léegi kii mu àndal nag. voilà moo doon fiancé ils étaient dans les fiançages. fiançage là il est arrêté parce que waa ji il y a 13 semaines. vidéo bi dañ koy wone. waa ji dafa dem en grande pompe la demande en mariage. am naa suñu réalisateur dafa ki ñu ko proposé. des pieds à genoux. mu ngi nii. voilà la filmation filmée. waaw. waaw. c'est magnifique. Ouais, c'était très beau ça fait seulement 13 semaines. te da ko bett dafa mel ni daf ko bett invité ko ci benn place bërëb affaire yooyu. oh il est beau l'amour. ah oui waaw. et ils sont beaux tous les deux. ils sont magnifiques sauf que. semaine bi daal. y a un mais quoi. y a un mais. waaw maa ngi xaar suspense bi gudd na loolu maa ngi xaar. soxna si daal dafa ne. waa ji ndekete yow. mais sañ ma ko wax ci antenne bi. waa ji daal elle a des doutes sur lui daal. xelam dafa xaw a ñaaw. affaire am leerul daal. waaw affaire am leerul. boo xam man sañ ma wax. moi-même. et puis on me dit pour truc. Non, je sais pas. Quoi. Voilà, il a deux visages. Il a deux visages. Il a deux visages. Voilà. Celui-ci, le petit bonhomme, l'autre pour faire le gosse. Voici mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Donc l'autre, ça fait pas le petit métier. Non, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ne fait pas le petit métier. Ah, la femme n'a qu'à quitter le lieu. Pour ne pas rentrer dans les détails concernant ce scandale, de me limiter à rupture au fiançage. Fiançage, puis amatul. Voilà. Les déclarations d'amour amatul. Les bokko yére amatul. Voilà. On avance. Voilà, on avance. En tout cas, la amatul. Le dernier. Emma Sonal nag kii nu mu tudd. yaa ngi koy wax. non ma la ko waxoon sànq. Alex Cups. Alex la. Cups. Alex noonu. Cups waaw moom tamit du fi ñu wax yee rek. non moom waxul yee. Lion Murs. Cups. non Alex Lion Murs. non Cups la. bro Alex Lion Murs man. Cups moom daal il a perdu Alex. Musk. maa ngi ci Cups. voilà. Musk daal xam naa ne yee bi dina la yóbbu si Cups. non wallaay kii daal dafa nekkoon l'homme le plus riche de la planète. waaw. avec beaucoup d'argent lundi dafa perte daal ci benn affaire. 7516,3 milliards de francs CFA. waaw. ah. tout ça. mu pare muy reetaan quoi. ah oui ça lui fait rien. kii mooy mbaam. ñun man su ma réeree sax 5000 francs ma kii. ma nga jaaxle ñu tërisi waa dëgg la. ñaar la réeral. doy na waar. ay milliards de moo faram fàcceel la ko wala. wàññiw ko dara. non ça le dérange pas muy rey léegi il passe en deuxième position c'est-à-dire que maanaam dafa nekkoon. comment on dit dafa jëloon paie. moo nekkoon ci kaw moo gënoon a ëpp xaalis. voilà léegi le fait que muy réerle xaalis boobu dafa passé deuxième position. après le propriétaire de. léegi fu mu koy jeexee. d'accord ma bàyyi la nga tàggatoo. non sa affairage neex na. des na. waaw léegi mu def la. des na wala desul. jeex na ok boobu moo doon sa dernier bi. loolu nga doon tàggatoo. ok d'accord. non c'est que tey yee bi moom a yóbbu. yee bi yóbbu na la. voilà dama ci yàgg trop. maa ngi leen di jaajëfal. dina leen jox dig daje vendredi prochain ci beneen affairage donc ce sera
pour Tam Tam après le journal de 20h sur la RTS2. Merci Aïcha. neexoon na ree nañu ba sonn maman. c'est un plaisir vraiment. sujet bi am na solo. sañse bi rafet na retour bi macha allah. plaisir partagé Rougui ñun ñëpp ñoo kontaan tamit ci daje bi nii xam nga dafa neex lii dalay manqué nag. absolument wóor na yàlla xam naa ni ma manqué sax moo mujjee tax ma grossir. maa la ko wax mi ngi noonu kontaan naa ci téléspectateur jox leen dig daje beneen vendredi. ñu war si yeneen sujet yu ëpp solo incha allah. remercier sama sœur yaa xam nag moo jaar ci coiffure bi. ci moom dina comprendre bu nice bi toj na fi. alors Malcolm. waaw man moom sama maquillage yëpp yàqu na. waaw mais noonu la tey balaa may ñibbi. mais na jaamu yàgg na jaamu yàgg. nit ki bu ñu la joxee dara da nga koy wéyal ci anam yi mu gën a rafetee. humour lañ ñëwee nañ xool ni mu gën a senee. te duñ ci jàdde. l'essentiel comme ni ma koy waxee rek ñii danañ nekk ci lii ñii nekk ci lële. ak lu mu mënti doon. ak lu mu mënti doon message bu am solo boo xam ne bëggoon naa ko passé ak nit ñi mooy na jàmm yàgg. ci loo mënti nekk nay neex. même sax bu dee da ngay dawal taxi utal sa chip solo sa tàngal 2000 buñ la fay wala 3000. nga jël tàngale di maye parce que Uber dañ koy def en France ak yeneen ak yeneen. mais ñun war nañoo mën a suukar suñu àdduna. nay neex booy dox ci trottoir bi nit mbëkk la. jéggal ko te xam ne mooy loolu boo amee priorité mu ñàkk am priorité rond point ba ko mu jàll. nay neex bus yi jegeyantoo yi nay neex. kër yi nay neex xoolal na jàmm yàgg. nay neex rek am na mu solo donc man damay tàggu téléspectateurs yi rek di leen rappeler que ni nag émission bi mu ngi sur YouTube. donc ñu abonné ci page officielle RTS2 activer cloche bi comme ça saa yu tam duggee rek. waaw ding dong waaw bu Aïcha duggee jox rek ñu xam ni tam dugg na. et permets-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Ndeye Bakar. sama benn mag bu ma sonal lool mais santé prospérité. ak jaamu comme Malcolm la may def rek ak jaamu ju bëri incha allah. joyeux anniversaire. alors dañuy jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo toogoon waxtu wi di ñu seetaan ñi nga xam ne jotaguñoo reer ñu ngi leen di souhaiter un bon appétit et ñi jot a reer ba pare une bonne digestion di leen jox daje ba lundi sur la même chaîne à la même heure jaajëf.